asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV ñi ngi amati mbégte di ànd ak yéen sur la TMS TV ak le khalife général l'empereur le bourreau des dëmm le roi médecine traditionnelle internationale le khalife des khalifes the king of the king di Alaaji Thierno Moule Sow yal na yàlla yokk ay leeram di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di ko ñaanal ay waajuram di wax ni nag yàlla suñu borom ñaar la wàcc ci kaw suuf mu yonante yàlla Suleymaan ñuy duma jinne yi di leen tuubal ak Alaaji Thierno Moule Sow moo tax ngeen di dégg souvent ñuy wax la xalif général ñi ngi fii nag ci clinique bi di ànd ak yéen sur la TMS TV xalif baa ngi nii taxaw ngeen gis lii comme ni ñu amee habitude saa su ne di leen ko commenter muy vite fait bi ku ne xam na ni comme ni ñu leen ko waxee moo baax ci jinne yi moo baax ci ay ci rab yi moo ay ci dëmm yi moo ay également ci ñi nga xam ni dañu nekk bitim réew wala nekk Sénégal nekk ci seen i jafe-jafe ci wàllum liggéey nekk ci wàllum papier ak lu mën a doon vite fait bi moo baax ci moom. ah mbokk yi ñu ngi profité aussi di ziar taalibe yi nga xam ne ñi ngi safoo Alaaji Thierno Moule Sow fan si yeeg ñëpp loolu defe naa ni mooy li nga xam ni moom la yàlla suñu morom may le xalifa général di Alaaji Thierno Moule Sow mbokk yi nag yàlla suñu borom mooy may jëmm ji li ko yàlla may moom rek la koo may ci kaw suuf mu neex mu naqari kon roy du nuroog piir kon sëriñ bi ñu ngi lay ziaraat bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay comme ni ñu amee habitude di ko def di la delloo kàddu gi. jërëjëf macha allah auzu billahi mina shaytaani rajim wala xawla wala quwwata illa billahi al-azim gannaaw bañ sant yàlla ñoo ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu mbokku internet yëpp di nuyu ñiy seetaan TMS TV di la nuyu Moustapha Fall macha allah di nuyu Saliou Samb di nuyu Kara macha allah di nuyu aussi suñu l'autre caméraman bi ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ci waar bi nag saa su ne tey nag dañ leen indil vite fait xam ngeen ne nag vite fait macha allah jinne yi ñeme wuñu ko dëmm yi ñemewuñu ko maanaam jinne bu dërkiis jinne bu dëgër bopp bi nga xamante ne dañ ne kii kenn mënul ci moom dara kooku vite fait mu mun ci moom macha allah ñemewul vite fait dafa leen di lakk dafa mel ni safara maanaam ci ñoom da leen di lakk da leen di ruuy day mel ni da ngay jël ay bettax tàngal ko ba mu tàng di ko sotti maanaam vite fait noonu la mel ci jinne maanaam mbootu xam-xam yi ma composé fii moo bari li ma fi def moo bari dafa diis jinne ñemewu ko dem mu ñemew ko rab ñemew ko dama ciy dugg ba maanaam dama ciy dugg ba nice vite fait bi man Thierno Moule Sow dama ciy préparé sang si bu baax defal ci sama njaboot defal si ñi ma jege macha allah moo tax ñi ñaa ngi koy jël si bu baax a baax léegi nag aussi am na poudre pour ñuy dem bitim réew xam nga ñiy dem bitim réew duñu leen mën a defal liquide bi waaye dañ leen koy préparé en poudre ñoom bu ñu ko jotee ci bitim réew ñu wax leen naka lañ koy utiliser macha allah bëri na ñu nekk bitim réew ñoo ngi ci gis seen bopp bu baax a baax ba fan yee sax ay kiraama yi doy waar moo génn ci poudre bi maanaam ci sachet yi yooyu xam naa après dinaa fexe yónnee ko Kara mu essayé ko ci dafa am solo ay jëmm ay mbir yi yéeme yi nga xamante ne li ci ne dafa bari lii lu yéeme la lu doy waar la ci jinne yi ñemewuñu ko du jinne du rab du seytaane du dëmm du nooxóor lépp li nga xamante ne day lor nit ñemewul lee waaw lii lu baax la ci doomu aadama macha allah. kon mbokk yi ba léegi ngeen di ànd ak ñun ci la TMS TV comme ni leen ko sëriñ bi di waxee gis ngeen ni ko sëriñ bi di yëngalee muy fuur noonu xam ngeen ni lii mbokk yi lii lu am doole la. gis ngeen lii ça va lii lu am doole la gaay ñemewuñu ko. moo tax bu ngeen gisee le xalifa général mu tiim jinne bii ñemewu ko bu ko sottee tuuti rek mu ne mi ngi may lakk. à chaque fois ngeen di suivre. bii seen kaani la. seen asib la bu ngeen ñu seetaanee sur la TMS TV. seen poobar la seen mañaak la xam nga mañaak. jinne bu ñu bëgg a jommal fii rek. bu ko sëriñ bu ubbee rek mu commencé yuuxu. jinne bu ma bëgg a jommal rek bii laay damay yoxosu ndànk dugg ci néeg bi rek génnee ko. gis ngeen lii ni muy fuuree macha allah bu ma egg rek jinne bi naan nangu naa. macha allah gis ngeen lii la. te man li ma ci jaaxal sëriñ bi mooy. secret bi amul kenn ku fi am boo ubbee butéel bi rek mu ne la nangu naa jinne lu muy dërkiis. su ma duggee ci biir rek yëkkati vite fait génn. macha allah balaa may ubbi sax danaan ma waaw d'accord. kon ñoom ñemewuñu kii. waaw defe naa mooy seen mawti mooy seen malaakal mawti. ñemewuñu kii. kon maanaam ñemewuñu lii macha allah. kon le temps ñu bàyyi le xalif di continuer. waaw kon Saliou dañ lay jox dañ lay jox kàddu gi.
Moustapha, merci à vous et merci au Khalife général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle, le bourreau des dômes. Donc comme il l'a si bien expliqué, donc c'est un liquide très très précieux donc qui est vraiment utilisable quand vous êtes possédé par des esprits, quand vous êtes possédé par des sorciers. Si vous utilisez le liquide vite fait, vous serez vraiment tiré d'affaire. C'est un liquide très puissant que vous n'aurez nulle part ailleurs que uniquement avec le Khalife général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle. Donc une poudre que vous pouvez avoir. Donc si c'est les gens qui sont en extérieur, on donc leur envoie ça sous forme de poudre et ils pourront tout simplement l'utiliser donc à la manière dont le Khalife leur dira tout simplement. Donc le Khalife qui a composé donc ce liquide vite fait avec des composants d'arbres extraordinaires vraiment qui sont vraiment forts. Et si vous êtes même coincé, vous n'avez plus de boulot, vous n'arrivez pas à trouver du travail, si vous utilisez le liquide vite fait, vous aurez une ouverture parfaite et vous aurez tout ce que vous voulez donc dans la vie. Donc c'est un liquide précieux. On vous conseille de venir voir le Khalife général des djinns pour pouvoir l'avoir. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, we are with the Khalife general of the jinns, the king of all the kings, and we're talking about the liquid vite fait, so precious, very important, you know, liquid. Whenever you being possessed by spirits or by jinns, if you use this very liquid vite fait, you will be just get rid of these very jinns or these very spirits. And even if you're having problems to have a job, if you use this very liquid, vite fait, you will have your job without any problem. And if you are living abroad, we can send you this very liquid vite fait, like through powder, this kind of powder, we can give it to you and you will use it the way the Khalife General will say it to you. So this is really precious. So if ever you need it, just come to see the Khalife General of the jinns, the king of all the kings, Moustapha. Machallah, defe naa ni kàddu yooyu am na solo ba léegi ñi ngi ànd ak yéen sur la TMS TV à 19h passé de 57 minutes ñuy wax nag ci période couvre-feu la ñu nekk ci période couvre-feu la ñu nekk ba léegi ñi ngi ànd ak le Khalife général, le petit-fils de Soundiata Keita, de Yoro Tengala, de Nima Tengala, kii waajuram di Mamadou Aliou Sow yal na yokk ay leeram moo doon ñaanal Serigne Mansour Sy borom courant bi kooku defe naa ni ñëpp xam nañ ko kooku macha allah am na lu ko yàlla may. waaw kooku mooy borom courant bi Serigne bi waaw kon bu Mamadou Aliou Sow yal na yàlla yokk ay leeram suñu papa jooju doon ko ñaanal kon defe naa ni sant yàlla la. kon le Khalife général tey dem na ba sut papaam sut maamam Soundiata Keita loolu defe naa ni mayu yàlla rek la mayu yàlla nag dafa am ci kaw suuf kan ban sëriñ ngay gis muy def comme li Khalife général di def en direct amul fen en direct amul adduna yëpp nangu nañ loolu kon defe naa ni loolu am na solo kon sëriñ bi ñu ngi lay ziaraat di la jox sa wàccuwaay di la delloo kàddu. waaw jërëjëf comme ni nga ko waxee sëriñ si seen bopp sax dañuy am sëriñ maanaam boo xoolee kilifa yi fa nekkoon dañuy am sëriñ maanaam ñu mel ni ñun yàlla dañoo am yu ñu dénk xam nga waliwu yi dañuy am sëriñ maanaam dafa am ñi nga xamante ne macha allah ñu mel ni ñun macha allah yàlla dañoo def ay ñu nekk ay waliwu nekk ay borom xam-xam nekk ay kilifa. macha allah ñun dañuy jëflante sax ay sëriñ dañuy jëflante ak borom xam-xam di leen jàppale ci seen bopp di leen aar di leen muslu ay seytaane ak ay dëmm ak rab parce que nag dëmm ak rab ak jinne yi ak shayatin yi kilifa yi la ñuy soxla ndax seen maanaam seen yaram moo set seen deret day set. maanaam du am dara sobe du am dara lu tilim. léegi ñoom dañuy soxla ñu baax ñooñu. moo tax ñooñu aussi ñoo war a gën a mën a defar seen bopp. boo xoolee kilifa yi en général ay problème ay jafe-jafe macha allah la ñuy faral di am lu bari ay soog parce que da ngay ñëw toog sax am taalibe jinne doo ko xam da ngay am ay taalibe dëmm sax doo ko xam parfois ñu lay jéem a yoxosu ak yooyu mais bu dee am nga ay vite fait bii nii macha allah duñ la ñeme parce que da ngay toog ku ne mooy ñëw kilifa yi ñu ne ñoo leen di sekk ñu ne ñoo leen di wër te doo xam mën nga am ay taalibe dëmm sax te doo ko xam parfois ñu jéem la bëgg a yoxosu ak yooyu moo tax vite fait bi ci ñëpp la baax ci kilifa yeeg ci ñëpp macha allah boo ko amee jàmm rek ngay am ci kattan suñu borom kon nag kontaan nañ bu baax a baax macha allah jërëjëf sëriñ bi defe naa ni loolu leer na naññ ni midi kon defe naa ni mbokk yi lii lañ leen indiloon ak le Khalife général ci vite fait bi nii nag saa su ne lañ koy faral di defee sur la TMS bi nga xam ni mooy télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu jërë ngeen jëf